ah day na war Louga ngay yàqu. Louga lu fa xew. xeesal. xeesal. góor ñaay xeesal. kan ñan. góor ña. waaye booy bàyyi leen te ko ne waaye yéen dafa la xeesalu mbuus yooyu xam nga femmes yi daan def xeesal seen tànk yi ba mbuus ko. waaw moom la ñuy def man daal damaa waaru. mais xam nga dégg non nañ ko déglu ba pare. déglu dama. ñi ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay déglu chaîne bii di Ñomre Info di wax ci bépp information bu yitteel Ñomre. boo leen gisee vidéo bi tey nag dañoo ñëw pour wax ci benn phénomène boo xamante ni jeunes yi jël nañ ko adopté ko muy dépigmentation maanaam xeesal muy lu bon loolu nga xamante ni ñëw na tasaaroo ci biir réew mi buñ ne jeune nag on devrait parler de l'ensemble du Sénégal mais tey dañuy concentrer vidéo bi pour les jeunes de Louga en particulier ceux de Ñomre tey waa Ñomre ñoo ñu tax a jóg. xeesal nag bu njëkk dañu ko xamee woon ci jigéen ñi maanaam ci jigéen ñi la ëppee woon mais léegi ci góor ñi la ëppee te leen jaru ko lu dul jaay taar loolu nag nekk lu salte bon yàq suñu yaram te après dinañ ci indi ay leeral yu leer nañ ay preuve yu wane ni xeesal c'est dangereux pour la santé ainsi que pour la peau moo di ko baax ndax baax tey jii boo ñëwee fii ci Ñomre ndaw yi jël nañ loolu jàppee ko lu baax alors que lu bon la lu salte la loo xam ne day yàq la baaxul ci suñu dund baaxul ci suñu yaram te da koy yàqet alors que jaru ko leen lu jaaytaar lan moo fi jar loolu muy dëkkandoo pénc jamono surtout mbëjeen ñi nga xam ni benn koñ la bu bokku jamono soo déggee ma ne mbëjeen c'est parce que foofu la ëppee ndax da ngay gis ay góor yuy jóge foofu jàpp seen kanam yi di ko xeesal pour lan pour jaaytaar rek du ñoom rek nag du ñoom rek ñooy xeesal wante ñoom ñoo ci gën a fës maanaam foofu la gën a fësee mais ñoom rek yëpp ñooy xeesal gi wër na fépp alors que loolu baaxul nañ ko moytu c'est très dangereux dañ moytu loolu parce que baaxul ëllëg dinañ ci xam dara te après dinañ ci gën a yaatal gën ko leeral. ana góor ak a xeesal lan moo ko fi jar jokkoo nit ñoo mën a xamoon nañ ko ci ku am fula ku am fayda bëgg boppam mais léegi loolu lépp dañ loolu lépp wedd nañ ko loolu lépp rax suna ba set wecc ndax lan ndax xeesal rek notre peau maanaam der dafa am solo ci dundu nit te ñetti couche ñoo ko wër maanaam ñetti mbir la yoo xam ne ñoo sànq der ñoo ko ba nga xamante ne xeesal mën na ko jind te bu ko jindee ba mu set wecc feebar day yomb si yow feebar attaqué la day yomb ñetti couche yooyu ñett yi la muy épiderme derme ak hypoderme am na tamit beneen ci kaw buñ naan mélanie waaw beneen couche boo xamante ne ñu ngi woowee mélanie boobu tey nekk na couche boo xamante ni bokk na ci yi gën a am solo mélanie moo nekk couche boo xamante ni gën a am solo la après dinañ ci indi ay leeral yoo xamante ni pour ngeen gën a xam xeesal ni muy def ci nit ni mu bonee lépp léegi duñ def lenn lu dul déglu ki nga xamante ni mooy docteur Ibrahima Ndiaye di ab dermatologue mu am lu ñu ci leeral tuuti rek ñu dem déglu ko te ñëwaat. situé peau xam nga peau ñu bari dañu yaakaar ne rek lu nu ëmb la. interface la rek boo xam ne moo làq organes yi ak extérieur bi. di ñu protéger ci soleil beex yooyu du yooyu. peau fi mu jóge moo xóot xam nga peau mu ngi jóge gis nga doomu aadama booy judd sa biiru ndey boo nekkee stade embryonnaire dafa am ñetti xët yu naan ectoblaste entoblaste mésoblaste si science ectoblaste boobu nag mooy joxe peau joxe cerveau nga cerveau ni mu sensible
ni mu grave le cerveau. foofu la peau jóge moo peau ñoo bokk benn xët bi ñu jógee muy ectoblast. donc peau ak cerveau dañoo am ay connexion yoo xam ne si biir feebar si biir yu bari yoo xam ne ñoo ko bokk. donc moom xam ne suñu peau bi du lu ñu ëmb rek dafa doon leen loo xam ne dafa nekk si biti mais si suufam dafa am ay vaisseaux sanguins yoo xam ne ñun waruñu fooy suñu peau waruñu si diw n'importe quoi loolu il fallait ma leeral ko nit ñi xam ne peau ak cerveau ñoo bokk fi ñu jógee. d'accord. pañe nga idée bi nga xamante ni mooy femme yi xeesal. du tout je suis contre le xeesal. ok je suis tout à fait contre le xeesal seen xam nga le xeesal quand tu l'utilises quand vous utilisez ces produits-là ces produits tels que l'hydroquinone dañ si dugg ci tànk. c'est des produits qui ont beaucoup d'effets secondaires ah mais dama ne mënoo bàyyi jigéen ñi ñuy jamono parce que boo leen bàyyi dañuy def n'importe quoi. dama ne ñun scientifique africain il faut comme ni ko nit ñi di defee trouver benn solution pour ces femmes. loolu mooy tubaab tudde l'atrophie cutanée seen peau day dem ba day màgget comme màgget dëgg vraiment day màgget. d'accord loolu effet secondaire bu grave la sànq dama dugg si corticoïde bi seen nga dog ma ne corticoïde bi après day jaar si biir deret bi. boo ko utiliser à long terme donc mën na la jox ay effets secondaires comme ay diabète ay hypertension ak yeneen feebar. loolu lépp xeesal da koy. comme ce qu'on voit mooy les effets secondaires yi ma cité dina si am. mooy effet secondaire sànq yi ma cité sànq wax naa la cere bi wax naa la lunette yi wax naa ne la corticoïde yi dafay joxe ay heure day joxe ay diabète day joxe ay taab day joxe gaal day joxe ay rew donc effet secondaire yu bari na comme ni ma la ko waxee. mais par contre am na effet secondaire boo xam ne peut-être ñun dinañ ko gis mais gars yi dañ koy fàtte mooy la femme quelquefois et dina dem am ay effets secondaires de xeesal elle perd son identité. moi j'ai vu des femmes comme ça. qui ne ressemblent plus à rien c'est-à-dire que dañuy dem ba seen kanam day am ay taches yu ñuul xam nga jigéen kanamam mooy taar mooy kanamam. alors docteur Ndiaye est-ce que xeesal dina rey. Si, le xeesal peut tuer, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des effets secondaires tels que le diabète, l'hypertension, etc. C'est des complications qui peuvent être mortelles. Mais... waaw defe naa ne ñoo ko déggandoo ci kooku nga xam ne mooy docteur Ibrahima Ndiaye di ab dermatologue di yëngu si lépp luy conseil lu der maanaam bokk tey jii fépp si Sénégal xam na li xew fii si Louga maa umputul kenn tey jërutul ki ñu koy nëbb ndax ñëpp xam nañ li fi xew te boo demee ci ki nga xam ne mooy Ndoye Bane Modou Mohamed Ndiaye ak Boubacar Diallo bi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy def émission xalaas bi daw ci RFM de lundi au vendredi à partir de 9h tey wax nañ ko defe naa ne sax ci ñoom la gën a fësee ndax tey Sénégal ñëpp ay déglu xalaas te ñoom ñu ngi def liggéey bu rafet boo xamante ne Sénégal yëpp ràññee nañ ko nit ñëpp ràññee ndax ñi ngi wane ay banditisme ay yu bon yi jéem a naxante yi suñu biir maanaam lu yëpp lépp lu bon loo xamante ne ñu ngi koy defante suñu biir ñu ngi koy wane ba ci phénomène bii nga xamante ne jël nañ ko te na ñëpp xam nañ ne phénomène bi wër na Sénégal gépp na bëtul kenn na ko ñëpp yëg tey jii askan wi ñoom rek yëpp maanaam ñëpp surtout góor ñi ndax tey jii loolu di xeesal muy lu bon loolu lu salteroo tey fu mu mën di àgg ñoo ko yóbbuñ ndax ñoo jël loolu di ko toppandoo alors ko baaxul te def ñu leen lu dul deetaar lan moo ko fi jaar am lu waral loolu dañu ñuy daw bay daanu def leen dànk ngeen gëm yàlla gëm seen bopp bëgg seen bopp xeesal baaxul ana góor di xeesal ndax lan am ci jigéen ñi am si gel yi amul sens amul njariñ te day yàq donc nañ ko moytu xeesal baaxul yéen góor ñi soo moroomi góor ñi yéen ay wax moytu leen loolu te ngeen bàyyi ko c'est très 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 dangereux am na ñoo xam ne tey di pare fii peut-être ñuy saaga xam insulté alors que xamuñ baaxul nañ ko moytu c'est dangereux man su ma doon naa jigéen yéen ñi nga xam ne yéenay xeesal man duma ci nangoo wax ak kenn parce que loolu góor yi xeesal loolu dafa salte loolu dafa bon. waaw li dañu indiloon tey ci ay leeral xeesal bi nga xamante ne góor ñi jël nañ ko ba ko def tendance ba ko toppandoo alors que loolu baaxul dañu moytu képp koy def sànq fàtte woon naa boole ci waa doom am nañ yenn boo yu fay génnee tamit yoo xamante ni xeesal
mais comme ni ma ko waxee rek xeesal bi ñoom rek képp la surtout waa Mbadiène foofu la ëppee. waaw ñu ngi jaajëfal nag leen sant bu baax di leen wax ngeen partager vidéo bi si ñoom rek yëpp pour ñëpp jot si ñëpp yëg ko te moytu lu bon lu salte loolu nga xamante dox ci biir dëkk bi. di leen wax tamit ñoom rek info benn chaîne YouTube la boo xamante ni képp ku si bëgg am lu la leer mën nga dugg YouTube nga tàppe ko bu ko defee lépp luñ dugal diñ ci jot. kon noonu rek la muy wàllu xeesal mi comme noonu leen ko waxee woon sànq amul benn njariñ jaataar rek moo tax ñu koy def alors que loolu dara jaru ko fii. ñoom rek info nag ñoom rek moo ko tax a jug si ñoom rek lay wax. way te gis ngeen tey liñ fi indi woon muy xeesal bi nga xamante ne jël nañ ko am na si yeneen ay rocci tuñ xam nga jàpp seen tuñ yi di ko rocc comme ni ñuy rocce seen kanam gi di ko xeesal gis nañ fi lépp. waaw yooyu tamit dinañ ci xëy na dinañ ci indi yeneen i leeral si yeneen vidéo mais tamit di leen gën a fàttali ne lii nañ leen fi indi doon tey muy wàllum xeesal mi te dara jël ko fi lu jaaytaar comme ni ma ko waxee si commencement bi yëpp. xam nga pour am si jigéen ñi man moom bu doon may jigéen ñi su ma gisee ñi nga xamante mooy góor ñi di xeesal du ma nekk ak ñoom parce que baaxul ñu moytu ko ñoom rek info na comme ni ma ko waxee sànq ñoom rek moo ko tax a jug benn chaîne YouTube la boo xamante ni ñu si YouTube bi képp ku si bëgg a am lu la leer wala nga bëgg a xam ni ñuy doxee dugal YouTube nga tàppe ñoom rek info di nga ko gis nga abonné si ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné si chaîne bi te ngeen di partager vidéo bi si. kon bu ko defee ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah.